ngeen di taamu bés biy ñëw ngeen war a sànni carte ki ngeen taamu bu leen fàtte démb ki ngeen di sànni bu leen fàtte ndax jiital na wax jëf am jiital na waxee ngeen gis ko ci moom àdduna gis ko ci moom génn nañ ca nee nañu Macky Sall a gagné élection balaa booba am na itam leneen loo xam ne jàppoon nañ ne dëgg new ca di ko wax di ko wane ndax ku ne ci yéen déggoon na ne Sénégal doon na dëkk bu émergent dégg ne croissance xam naa loolu sax boo ko déggee doo xam ni mu tekki waaye croissance baa nga ca 7%. croissance bu 7% daal mooy koom boo xam ne bi bokk na ci ñi gën a am maanaa ci biir àdduna bi yépp loolu de gisuñu Sénégal yi ñu ko dund muy ci dëkku taax yi muy ci dëkku kaw ya waaye loolu itam doyu leen ca booba ñu waxoon ne lépp dina gën a rafet ji émergence bi lii mosal la rek lii ñëw a dàq mbir mi teguñu ko ci yoon de ñu teg ci kay dina neex ndax pétrole a ngi dikk gaz a ngi ñëw ñu ne leen pétrole ak gaz bi dëgg la bu fekkee ne am nañu yaakaar suba Sénégal nar a naat ca lay jógee waaye ñu ngi jëf yëfu politicien de ñu ngi koy àgg moom ni ñuy àgg moo li ci des 2016 la ñu jóg bind président de la République ne ko am na mbir loo xam ne gis nañ ko de décret boo xam ne dafa sukkandiku ci faux rapport bañ a wax dëgg rek ñu nga régime bi moom faux ak lu dul dëgg rek nga ciy dig wóor na ne parrain bii moom bii signature loolu mënut a ne te amul parrainage bi dañ ko génnee soppi constitution bi ndax bëgg a dàq ay candidat ndax bëgg a bañ second tour loolu moo am ñu ngi doon oote itam ci dëkk bi am na lu mu soxla booy uti sax président de la république bëgg doon candidat dëgg war na indi nga nangu loolu doole président de la république ci suñu régime dafa ëpp lu ko neex def lu ko neex def tudd naa sànq faux décret lu ko neex def signé naa ko ma ne ko dégg jógal génneel enquête defuma ko ak yeneen neex justice taxaw ñoom ci seen bopp ñu naan dimbale leen ñu ci exécutif ndax ñu mën a doxal yoon te bañ a topp seeni ndigal ñoo koy wax ñoom UMS ñoo koy wax loolu fu mu am rek démocratie amatul te loolu kon amoon na solo ñu jóg di xamal Sénégalais yi ak électeurs yi Sénégal soxla na ñu soppi constitution boo xam ne day wàññi doole président de la république yokk doole assemblée nationale waaye génne itam raw gàddu moom musiba la ndax gis nañ ko ca 2017 Benno Bokk Yaakaar amul majorité ci yoon amul 50%, warul taxaw ci genn wàll assemblée nationale waaye ma nga ca 75%. lu ko neex mu dogal mu doon tiis ci Sénégalais yëpp. amoon na itam loo xam ne waxoon nañ ko fi ñii ñuy doxalee économie ñii ñuy doxalee koom teguwul ci yoon mënul indi naataange bi Sénégal soxla lu tax
Sénégal dafa soxla ñu faydaal mbéy te loolu amul yëfu politicien dugg na ci yëfu fenu politicien dugg na ci yëfu politicien dugg na ci ndax mbéy bu amul engrais bu amul jiw bu baax doo dem te nag boo laalee engrais boo laalee jiw ba def nañ ko mu yëfu politicien toll nañu foo xam ne jiw semence certifiée amatul wala boog daanaka tuuti ñu génnee li ñu tuddee semence sélectionnée maanaam nga jël sa gerte boo béyee ba noppi am wàll boo xam ne da nga koy jaay état mu am lu mu la ci tegal du duuf lool ci sa poos bés ñëw ñu war a béykat bi soxla jiw ñu ne jaay ko te loolu kat dañu ne dafa di semence bu baax waaye du semence bu baax de sélectionné du dara ñu jël ko joxaat la subvention ndax béykat bi mën ko jël ci ay njëg yu ne waaye ñu daal di yàq toolam loolu moo indi gerte amul waaye sañ nañu wax ne bi ñu gisee loolu am na leneen luñ fi bëggoon a dekkil muy semence certifiée ndax amoon na fi mën na fi am semence su Sénégal moom ngay fekki Brésil moom ngay fekki ay yeneen yu dëkk ay Nigéria ndax liggéey bu rafet bi Sénégalais yi liggéey ci loolu nga bàyyi loolu indi yëfu tappale politicien gerte daanaka am na usine yaa ngi bëgg a tëj tubaab yi ilif ay usine nee na ñu ngi tëj 1,4 million tonnes ngay dégg Sonacos naan waaw daaw 80 000 tonnes lañu ci jël am nañu yaakaar ne ren dinañ am lu ëpp loolu ana 1,4 million tonnes naxaate ci semence naxaate ci engrais mu des nag naxaate ci àll bi naan fay daal mais grand projet yi ñuy dégg dañ ko war a bàyyi jiital lii doon grand travaux ma wax leen ci dara rek yemale ko fii xool leen TER autorail ba ñu neewoon ne avril xaw ma mars dina rouler fan diggante fii ak Diamniadio mu jeex liñ ci duggal ci xaalis mënoon na indi raayu Sénégal yépp tegu ci yoon di daw ana dëkk boo xam ne xamal nañ ko développement mu amoon chemin de fer amatul dara nga jiital loolu te nag chemin de fer buñ ko taamu woon ci grand travaux ak ñoo naroon a bari Sénégal yi ci liggéey ñu leen di fay ak ñoo mécaniciens yi ingénieurs yi ak ñeneen waaye boo jëlee TER da ngay jox yëpp teg ci loxo tubaab lépp ba bëgg a dee nag lépp ba bëgg a dee jël lépp teg ko ci loxo entreprise internationale sa entreprise sa askan moom toog di xoolee TER boo xam ne dematul li ma ci gis de mooy peinture nañ ko day beige marron loo xam ne ci yoon Sénégal ko moom fay daal artisanat loolu moo mën a teg ci koom de ci yoonu koom industrie émergence kenn mësul gis foo xam ne fël na ci kaw jël naa bi industrie jëlee ko fële indi benn daal di taxaw téeméeri nit dugg ci di ci liggéey loolu amul ne sa artisanat bi nga miin bi nga xam nekk ci ay junney at moom ngay jël dimbale leen organiser leen former leen jëlee leen ci uude yóbbu leen ci industrie de chaussure jëlee leen ci dëkk ci mbaar yóbbu leen ci BME de bijouterie ak orfèvrerie jëlee leen ci atelier menuiserie yóbbu leen ci industrie de mobilier et cetera et cetera loolu la ñu gëm loolu la ñu doon wax ne moo mën a indi koom Sénégal 2019 nag daal di ñëw liñ ci waxoon yépp gis nañ
élection yi tegu ci yoon tegu ci bët daal di ci génn gaawantu génne dialogue politique mais ni dañu ragal loo xam ne mënoon na indi coow bu rëy indi dialogue politique waaye jiital ñu ñu soppi constitution bi ba pare maanaam li ci gën a am maanaa mënu ko on peut faire arrêter lii gën a am solo ci man li gën a am solo ci Sénégal mooy constitution loolu moom nañ ko génnee ci dialogue politique bu gaaw bàyyi leen nag maccaat waaye tëgg gu ñu sabar rek mbirum pétrole bi ñu tëj dellu si mu amoon itam loo xam ne waxoon nañ ko c'est dikk na mooy ajustement structurel boo nekkee ci réew dëkk ci di yàq tegoo dara ci yoon boo xam ne mën na indi koom mën na dooleel alelu état bés dina ñëw fépp rek ngay seere loolu la ñuy wax ajustement structurel fu ne nga war a seere ñu ngi ci de te nag seere bi seeraas boobu may wax poosu sénégalais yi fàttewuñu ko ci naka dëgg la am na loo xam ne yaa ngi koy fayeeku weer dinañ la ko bàyyi waaye liñ ciy jaay dañ koy yokk muy essence dañ koy yokk muy douane ak lépp loo jënd mu tasaaroo ci njëg yi dañ koy yokk muy électricité dañ koy yokk li lay deseel daal di néew loolooy ajustement structurel ci loolu la ñu nekk 2020 nag di dikk loolu kenn ci génn na leer Sénégalais yépp ne ajustement structurel bi dinañ ci nekk dinañ ci toog 2 ba 3 at xëy na sax du ko ëpp ndax dama gisagut man ci ni ñuy doxalee loo xam ne mën na indi koom bi mën a indi ñu bàyyi ajustement structurel mooy seeraas li ma leen di wax dinañ ko dund ci wàllum jàng éducation dinañ ko dund ci wàllum santé ndax nag seeraas boobu dëgg la am na wàll boo xam ne ñun ñoo ko moom suñu poos wax naa ko sànq waaye am na wàll boo xam ne état moo ko moom nee nañu 3,6% déficit public dañ koy wàññi ba indi ko ci 3% ci naka ci seeraas ak yokk impôt loolu tam bokk ci liy wàññeeku ci ak ci entreprise yi boo leen sonnalee ñu daal di tëj boo tëjee entreprise chômage bi gën a yokk ñu daal di tàmpaat loolu daal laa gis ne dinañ ko fi dund bu fekkee ne des nañu ci ni ñuy doxalee jàpp ne politique moo war a jiital lu ne doxal politique boo xam ne ñi ka nekk ñi ca yëngatu seeni njëriñu bopp la ñuy dox seeni avantage la ñuy jiital ci lu ne loolu nag indi ci ñoom tiitaange moo tax it ñu war a jàpp ne sorte dictature dëgg la constitution indi na ko waaye dinañ ko dund dinañ ko jëf ba ca manifestation xale yi vendredi 13 nga organiser sa manifestation lépp tegu ci yoon vendredi 20 nga ne noonu laa koy defee ñu ne du fi am loolu fi ñu ko teg te constitution li mu wax leer na da ngay déclarer jëf waaye nag sa responsabilité la ci bu fekkee ne dox 2020 nag ñu ngi ciy dugg ci yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génne ci alhamdulilah di ñaan yàlla mu sàmm Sénégal ñun ñii ci suñu politique ci ni ñu jàppee war a doxal politique du ñu nangu politique des
ñeenti at yi ñëw ku ne di dox politique suba maa ngi dem dialogue national gannaaw suba maa ngi dem dialogue national élection bu amee am na romb na ñu seet tuuti waxtaan ci loolu yi nga xam ne ñu gis nañu ne tegul ci yoon jéem a defar waaye nañu nekk ci leneen loola nag ñun dañu jàpp ne mooy attitude citoyenne loolu la ñu naan jiital attitude citoyenne ci bu ñu gisee loo xam ne du njëriñu Sénégal du njëriñu askanu Sénégal dinañ ko wax attitude de sentinelle suñu plainte pétrole bii dinañ ko topp ba doyen des juges nangu ko duggal ci mbir mi ñu topp ko ndax loolu rek moo mën a indi ñu xam li ci am dëgg li ci des yëpp yëfu tàppale am na itam projet boo xam ne ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax ndax metti na ci ñun ñuy gis suñuy doom yi di dugg ay gaal di diig ci biir géej dem nañu Italie waxtaan ak patronat ba fa ne ak seeni entreprise am na yoon boo xam ne ñu ngi ciy xalaat te nangul nañu ko war a jël entreprise ca foofa boo xam ne fii sénégalais ñoo nga fa liggéey indi leen fii ci Sénégal ñu ñëwaale ak ñi fay liggéey am itam ñoo xam ne dinañ fi am liggéey ndax nag ku dugg gaal naan Barça ba Barzak naan ak Europe ba ma des ca ndox ma xanaa boobu bu ñu la joxee liggéey nga toog mën a dundal kër mën a dimbale sa mbokk bu boobaa di nga taamu war fi toog attitude citoyenne bi itam ñu ngi ci duñ ko bàyyi mooy formation des femmes dinañ ca des ñu ngi oote ci suñu parti fépp foo xam ne activité citoyenne am na fa na ca bokk jéem a amal njëriñ sa waa koñ sa waa gox sa waa dëkk 2020 nag 2020 mu ngi door ak CFA bu bees daanaka foofu laay tàmbale CFA bu bees ndax génn bu ñu ci CFA bu bees ndax ñu ngi jëm ca ECO waaye li am dafa am solo lool ndax ñeent fukki at ak juróom benn dara soppeewu ci yoon te xale yi xeex nañ ko li ci ëpp ci xale yi la jógee ñoo toog ne léegi dañu soxla dignité da ngeen seet ci àdduna bi xew-xew bi fii am lu bëri ñu ngi wékku ci dama bëgg ñu nangu ne wax sanga am jom am fayda c'est une victoire de la dignité une victoire de la jeunesse une victoire de dignité waaye am na lu des ndax France moom génn na ci CFA génn na ci tak 46 ans ñeent fukki at ak benn man nag nit yi gis yaakaar ci naka suñu xale yi bés dina ñëw dignité bii nga xam ne ñi ci oote ñu ngi koy laajte dinañ ko sañ a laaj dirigeant politique yi ñuy fal ba ñu leen di jiitu wasalaam jërëjëf